moom yomb na waaye fekk moom may yore micro di wax nag moom jafe na trop ci koñ bi wax dëgg yàlla mais xëy na tey nag particularité bi moom moo ko def président El Bachir dinañ la sant bu baax dinañ la gërëm danga may tuuti rek xam naa day doon ginnaaw bu ma sante waa Cité Lamine bu baax a baax gërëm leen bu baax a baax xam nga ñun lu ñu mënti doon en fait Cité Lamine moom moo ñu ko def mën nga dégg lu nekk nag ci àll bi ci ay stigmatisation yu bëree bëri mën nga ko dégg ci fu nekk mais gis nga ñun waa Cité Lamine non kenn gënuñu sunu yaay yi dañ koo ñafe góorgóorlu bu baax a baax li nga doon wax sànq si jigéen ñuy góorgóorlu sunu mag ñi góorgóorlu bu baax a baax mais ay cadre génn nekk ci biir Cité Lamine bu baax a baax xam bu baax a baax lan la ñu bëgg nag en quelque sorte mais malheureusement des fois ay tâches yu ndaw ñoom ñooy ñëw donc xaw a ñuulal lu bari en quelque sorte mais en réalité loolu c'est pas le propre de la Cité Lamine Cité Lamine ay nit yu baax ñoo fi nekk ay nit ñu xam li ñu bëgg moom moo fi nekk nit ñu bëgg a góorgóorlu ñoom ñoo fi nekk président El Bachir lu ma lay santé bu baax a baax mooy xam nga Sénégal nu ñu bëgg a Sénégal lu ci bari nu ñu bëgg a defee politique en fait dafa dul nekk loo xam ni mën nañ ko continuer di ko perpétrer à la longue politique léegi man nu ma ko gisee moom mooy dafa war a doon benn esprit de partage nit ñi bokkandoo xam lan la ñu bëgg discuter ci lu ñu bëgg àndandoo defandoo li ñu bëgg mais warul nekk rek quelqu'un bu nga xam ne dafay toog fële su waxtu bi jotee mu ñëw rassembler ñëpp yuuxoondoog ñoom et truc su affaire bi passé mu dem nekkaat dans son coin di def ce qu'il veut loolu nag président El Bachir je pense que ni une ou deux fois lañ jot a gisante mais wax dëgg yàlla dama sentir ne loolu nekkul ci moom dans la mesure où dafa commencé nekkagul ci dara amagul benn poste de responsabilité en tout cas en ce que je sache te terewul ma gis ko muy sonn lool ci jigéen ñi ma gis ko muy sonn lool ci xale yi benn yoon lañ mus toog waxtaan man ak moom à laps de 5 minutes mais discours bi mu ma tenir c'était dans mon salon ñu waxtaan un tout petit peu échanger ci ay affaire u xale non je me suis dit que ni kii ku jar a jàppale la wax dëgg yàlla man xale yi dañ ma ñor trop parce que dama jàpp ni Cité Lamine bon xëy na ñu bëri xamuñu ma sama combat bu nekk maa ngi koy mëne pour xale yi su ma sañoon monsieur Bapa man témoigné su ma sañoon benn doomu Cité Lamine du fi juddoo màgg te jàngul ba am xam-xam bu leer nañ parce que damaa gëm ni ci xam-xam lañ mun a defaree lu nekk en quelque sorte monsieur El Bachir nag loo xam ne yaa ngi koy dimbalee jigéenu Cité Lamine wax dëgg yàlla ñu ngi la ciy remercier mais man dama la ciy remercier particulièrement man Cité Lamine dama sam tient au cœur dama ko bëgg ci sama xol yàlla xam na ni fu ma demee damay toog ak waa Almadé waa Fann Résidence ak waa feneen mais ku ma ci toogal que tu sois ministre ou directeur de quelque chose man li ma lay wax man je suis de la Cité Lamine maa ngi fa toog ba tey jii nii di góorgóorlu te su ma sañoon Cité Lamine dina dem ba mel ni Almadi wala mu raw ko te je sais que ni mun nañ ko en quelque sorte bu ñu yàlla dimbalee ci sunu jigéen ñii ñu àndal engagement yi ñu am sunu xale yi ñu leen yar fi ñu war a yore non dinañ dem ba dépasser foofu pour l'intérêt de la cité pour l'intérêt de Thiès et pour l'intérêt du Sénégal loolu nag laa gis ci vraiment le président El Bachir dama gis ne koo xam ne nekk na li nga bëgg a defal Cité Lamine te nga commencé ko depuis un certain moment ma di ko gis man dama jàpp ni man personnellement la koy defal parce que yéene bi ma am ci waa Cité Lamine bëgg gi ma bëgg waa Cité Lamine bëgg gi ma bëgg Cité Lamine ci simplement non su ma ko amoon man maa koy def kon su ma gisee keneen ku ma koy defal mais vraiment damay jàpp ni man rek la koy defal en quelque sorte xëy na temps bi du mat pour ñu développer lépp wax dëgg yàlla pour tey jii nii xëy na beneen yoon dinañ am yeneen occasion wu développer yaatu gis nañu ku ñuy gën a lee ana doomi utaaf gay yow yaay ki ñu gën a lee yaay li Cees di yaatu gis nañu ku ñu gën a lee yàlla suñu El Bachir yow yaay ki ñu gën a lee kii mooy mooy doomi utaaf gay El Bachir gay du leen koy woole ana ñu bëgg El Bachir gay seen loxo ca kaw ku ci bëgg doomu utaaf gay sa loxo ca kaw man de li may ñaan neneen ma looy ñaan man de li may ñaan day may looy ñaan laaj leen ma lu may ñaan day may looy ñaan jël leen carte d'identité yi fexe mu gañe mairie Sampaate Bey cay bu booba ak
ville bi loolu dafa raw président fa mu toog di nga fa toog président fa mu toog di nga fa toog wax leen alal sa ngoro la gënal alal am leen waay alal sa ngoro la gënal alal El Basir moom alal ngoro ko gënal alal alal sa ngoro la gënal alal bokk yaayu Moustapha ngoro la gënal alal alal sa ngoro la gënal alal Mariama Njaay Salaam Njaay Mariama Njaay Salaam Njaay Mariama Njaay Salaam Njaay ayama ninke ñun El Basir ñu bare ayama ninke ñaane lu ñu mere El Basir la yoy ustaz bi mooy sa baye Mariama Njaay Salaam Njaay Mariama Njaay Salaam bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp yaakaar naa ne tey sax pour ma yëkkati kàddu dina jafe lool ci man ndax dafa mel ni li ma xamoon lépp tey daf ma réer ndax mbégte gi ma yëg sama xol wax dëgg yàlla di jiital sama nuyoo sama goro sama xarit yàlla na fi yàgg lool te wér muy bàyyi neex ma jóg xam naa ni ñu koy waxee rek su ma téyee micro nii di wax ñu ni damay meeting wala damay campagne sama xel day dalaat parce que ku xam mais Rayana Dia xam ko lu mu daj ci politique xam ko lu mu daj ci ginnaaw Abdoulaye Wade kon yàlla na suuf sedd ci kawam bu baax a baax di jël sama nuyoo di ko teg ci kàddu ci président mu joxal ma ko waa audit yëpp di wax ne président waa audit yëpp les présidentes ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm les femmes jàmbaar de El Bachir seen teewaay rafet na vraiment gis naa sot bi di jëlaat sama nuyoo di ko jox sama sëriñ sama kilifa sama xarit sama wasila di borom jumaa ji di sëñ Xaadim Jóob di jëlaat nuyoo bi di ko jox waa Cité Lamine gi yëpp na xam naa gis naa seen teewaay woote ñu wuy si la yombul mais gis naa ne Cité Lamine gi yëpp mobilisé nañu pour sagal ma di jëlaat nuyoo bi di ko teg sama waa école samay doyen samay collègue ñoom ñëpp gis naa seen teewaay samay doomu ndey samay doomu baay ñëpp gis naa leen xam naa nuyoo bi dina xaw a gudd mais dañuy dem vers l'essentiel l'essentiel c'est quoi waa Cité Lamine di leen wax ne jëmm ji sama ginnaaw bi ma ko xamee léegi su defee 4 à 5 mois ca lay yem mais jëmm ji dama naan moom moo yor jukkay Gaynde Fatma bi su wax ja baree lool doo ko ca gis mais bu jëf ja baree lool jàpp leen ne moom la xam nga lu tax ma wax lool daf maa wan ay preuve lépp lu mu mus a wax ak man def na ko lépp lu mu mus a digaaleeg man def na ko wax dëgg yàlla di ko sant lool di ko gërëm lool dugg si bi mu dugg si waat Cité Lamine parce que njëkkoon na fi ñëw man ak sama groupement mu jox leen 1 million mu ni ñu liggéey leen te ku ne xam ne ku jox jigéen na ko liggéeyam yaa ngi defar Sénégal yaa ngi defar Thiès yaa ngi defar Cité Lamine parce que leer na ma ne jigéen mooy defar kër te jigéen ñi vraiment ay jàmbaar lañu ku leen jàppale famille di wax ne sama mbokku jigéen ñi bu leen des ginnaaw président El Bachir dugg nga Cité Lamine waaye doo ko rekk de ndax jigéen yu am jom a ngi nii jigéen ñu nangoo liggéey a ngi nii jigéen ñu déterminé wu ñoo ngi nii di wax na nag ware wa nag day daal di dem këng parce que il faut ma waxante ak yéen ndax gis mbooloo mi yombul mun naa ne semaine yi li ma gis ci doomu aadama xaw ma nu mu toll di wax ne macha allah maa ngi sant ñëpp mais il faut daa am loo xam te ne fii laa koy leeralee mu leer nañ ndax xaalis dafa doy waar président El Bachir indi na fi ay fourniture ma xool ñi nga
ni man ak sama bureau ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo ma jël ko ma jox leen président El Bachir ba Korité bi jege see indi na fi soble ak pomme de terre ma séddale ko ba mu jeex tàkk mun naa ne doomu soble fanaanul sama kër si ndigalu Moussa Diop kon ngeen xam ni madame Diop mii ngeen gis jëmm ji dafa xeebu lool pour sax jël parole si kanamu waa Cité Lamy mais di leen wax ne xaalis bi ñuy joxe neen dafa ne groupement la ko jox dem leen ngeen liggéey te nañ leen bàyyi ay séddoo ay woo na ma jox na ma carte d'identité jox na ma lii loolu moo fi jeex ñun dañoo sonn si naxaate yi politiciens yu ne ñëw na fi di def la politique politicienne loolu moo fi jeex ñun politicien bu xam ne si développement la yëngu kooku lañu soxla ñun kenn naxatuñu façon bu nekk dugg na fi sunu maman yi fanaan nañu mairie ba tàyyi rien que rek ay politique yu kenn dul xam suba ñun leen ndaxee mbaay loolu moo fi jeex te ku xool jëmm ji xam ni ne taalibe pire a ngi nii ku gëm alxuraanu karim mi ngi nii te yaakaar na ne du moom mooy naxee du moom mooy naxee donc nag ku am mbaam di la ci teg bu la jigéen ne su ma amee avion su may voyage dama la yóbbu nga war koo gëm kon nag Cité Lamy dama leen di ñaan rek tey xëy na ñii la mais ëllëg président El Bachir gars yi bari nañ ba tey de ndax ba tey ñu ngi may songu di wax mais tey jàpp leen ni ñii la ñuy financé maintenant nag ñeneen ñi formé waat groupement suñu defee démarche yëpp xëy na man la ma fa ma jaaroon ba lii am dinaa fa jaaraat ba lii amaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Cité Lamy ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen sant di nuyu képp ku fi teew di wax mouvement audit bismillah di wax Al Bachir dalal ak jàmm di wax waa avec bi nag dañoo engagé te dañu ñu engagé mooy dañoo gis lu ñu dal li dal suñu xel moo tax ñuy wax loolu doo nga waral suñu teewaayu tey di wax waa Cité Lamy jërëjëf jërëjëf di wax madame Diop jërëjëf yow tamit. waaw moo dëkkal waroon góor see El Bachir jiwaaya man góor aw leen ñi ke def ko góor see jiwaaya man góor aye loo di ke def ko góor see El Bachir jiwaaya man góor aye loo di ke def ko góor see jiwaaya man góor fi yaa ko moom Cees yaay borom fi yaa ko moom fi yaay borom elo digene ko gote waaya man góor aye yo digene ko gote El Bachir jàppale Al Bachir ñaan yàlla nag nit nag la ilaha illallah
waa Cité Lamine ana Njaaja Njaay ana Sadio Njaay dama koy dagg tàccu leen lii waa jërëjëf Moussa Ba kontaan naa mbokki Cité Lamine ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ñaan nag aussi yéen ñi nga xamante ni si yéen a ngi ci ginnaaw ñu dégloo rek parce que man à chaque fois damay wax ni dafa am message boo xamante ni si tëgg bi ak fecc bi am na solo lool mais audit dafa am lu ko tax a jug li ko tax a jug nag foog fu ñu dem ñu koy communiquer ak nit ñi parce que je pense que ni tey suñu sens la ñun Thiessois yi ñu am ku mel ni docteur El Bassir Gueye ci koo xamante ni si tey ba jàng jotee dem na jàngi ba xam jotee mu dem xam ba am jotee aussi mu dem am parce que ci moom rek laa gis leader boo xam ni mun na toog néegam ci même pas 5 minutes mu lijjanti ji 100 millions de francs CFA ci moom rek laa ko gisee. loolu nag tëggkat may leen ma tuuti rek du loo xamante ni si lu may créer la wala lu may wax pour béggal sama bopp parce que ñun dañu toog nekk ak moom nekk ci keppaaram de passage damay nuyu ki nga xamante ni si buñ koy jox kàddu sax day bañ muy Pape Sall mu doon nit koo xamante ni si ku jege El Bassir la mais ku bëgg le président El Bassir la mais kuy yaatal la ndax tey moo ñu jiitu ci Bassir mënoon na ba ñu ñëwee mu siis ñu mais dañoo ubbil porte yi ñu ànd ak moom di liggéey Thiès macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu aussi jeunes yi nga xamante ni si ñi ngi ànd ak ñoom muy jeune membre yi bu ma limee rek damay jum bëgguma lim te bëgguma kenn mere ma mais fi may ñëwee rek mooy li may wax à chaque fois tey ñi ngi fi ñëw ci turu audit audit nag boo ko déggee muy appel à l'union et au développement idyllique de Thiès ñu doon dox ci social entrepreneuriat ak développement mais président tey dama jàkkaaroog yow wax li na social entrepreneuriat ak développement bi nañ ko bàyyi ñun dañuy politique que ça soit clair parce que nag ku am loo xamante ni si kenn amu ko nga téye ko ni ko kenn téewul tey ñun suñu chance la ñu am ku mel ni président El Bassir parce que ñun dañu nekk ak moom di liggéey ak moom depuis des années mais li muy def ci social di ko dimbalee nit ñi parce que li may wax rek à l'âge de 19 ans la génn dem Abu Dhabi dem jàng ji ci moment boobu à l'âge de 23 ans ngay am sa bourse période yooyu mi ngi am bourse 3 millions mais teewul ci la jël suñu président ASC année boobu rek ñu ci financé ay millions kenn mënu ko wàññi jël plus de 10 taxis jox ko ci à l'âge de 23 ans ay jeunes ñu ciy liggéey ubbil boutique nit ñi ñu ciy liggéey kon kooku yàgg na dox ci entrepreneuriat aussi bi koor yi tegi jotee ñu toog waxtaan parce que damay wax tuuti ci audit ci li nga tax a jug parce que moom dafa nekkoon ci social mais ñun les jeunes ñoo toog ni ko li ngay def foog nga formaliser ko ndax mënuñu di dem nii rek parce que ñi fi nekk bu ñu mënul nañu xool ñi mën ñu teg leen ci fa ñuy décider loolu moom moo ñu tax a dugg ci politique te yéen a ma gën a xam ne tey am na loo xam ne buñ ko bëggee foog ñu am yenn autorités yi parce que dama leen jox benn exemple bu ndaw ci télé laay wax ñun fii la suñu miir école daanu ñu dem solliciter ko ñun jeunes yi bëgg koo defar ñu dugal ci ay galgal ba galgal ko ci loolu pour mu bañ ko defar ndax amul autorité yooyu noonu kon nag foog ñu jël autorité yooyu du moom moo ko utu ñu jël autorité yooyu teg ko ci loxoom muy autorité étatique wala autorité municipale li ma ciy wax rek mooy comme à chaque fois li may wax tey audit bi mu dooree jug amagul sax at wala bu amee ci lay yem bi ñu suñu première entrée mi ngi tombé ak période pandémie bi ñu def plus de 2000 masques jàppale ko nit ñi jël camion suukar ak ceeb ak lépp loo xamante ni si day dem nit ñi di ko soxla di ko distribuer ci kër yi ñu ne déet korite gi jot ñu def la même chose rey ay nag bopp koñ bu nekk ñi may dëkkal xam nañ ko mun nañ ko def seede yow fa nag jàppale population bi ñu ne déet tabax si jot nga jël plus de 150 moutons ak plus de 200 enveloppes de 50 000 75 000 francs jox ko nit ñi mais kooku bu deful politique kan moo war a def politique bu kooku deful politique kan moo war a def politique il faut aussi ñun ñu am benn éveil collectif Cité Lamine fii laay waxee dafa doon quartier boo xam ni ay escalier lañ leen di def ku ñëw yéeg jàll bu ñu atteindre seen objectif dammu escalier yi dootu leen amati accès ci ñoom jël ay 500 donc dugal ko seen bundu kër yi dammu seen i bis dem almadi bi tëdd fa xam ngeen élection jotagul et président Bassir rek ngeen gis ci terrain bi mais gis nga 3 mois laa leen di may ñu jël ay fonds politique yoo xam ne bu ngeen ci lekkee 15 000 francs du ko dépassé jënd seen i conscience ngeen voté leen ñu fas yéene dundaat souffrance su 5 ans il est temps que ñu jug ci loolu bañ a naxante nañu bàyyi naxante yi xool ki mën a doxal réew bi xool kiy jëriñ dëkk bi ñu teg ko ci dëkk bi xool ki nga xam ne am na ngëm yàlla am na ragal yàlla bu nekk ci moom ñu teg ko ci dëkk bi mu liggéey dëkk bi dëkk ci dëkk bi waxuñu ko mais dañoo bëgg ku dëkk ci dëkk bi teg ci di defar dëkk bi teg ci bëgg dëkk bi loolu la ñu bëgg ci loolu laay wax aussi parce que
nit la koo xamante ni si à chaque fois li may wax la fois passée nga jël plus de 25 tonnes soble 18 tonnes de pomme de terre jox ko ay nit. lan muy jeunes yi ak les femmes parce que dafa wax ni tey boo yeewoo 5 heures du matin quoi qu'on puisse dire ak lu ñu ko wax sama morom yi bëgg nañu et tout mais xëy na dañuy xeeb projet. parce que fii jeune na ko fi joxoon 500000 mun na dem jënd ci Dubaï doxaan ci jënd ci benn iPhone dugg dem def lu ko neex mais femmes yi nga mën a jox 50000 francs ci temps bu ndaw ñu liggéey ko ba mu jur ay millions kon lu ñu munti wax Sénégal kenn mënu ko liggéey te doo ci boole jigéen ñi. loolu nag moom moo tax président El Bassir jël dooleem jël force am jël puissance am lépp def ko ci jigéen ñi ak jeunesse bi parce que la fois passée gis ngeen bi ouverture scolaire yi jotee mu jël ay fournitures am na ci ñoo xam ne plus de 100 jeunes yoo xam ne ñun ñoo leen inscrit Pape Sall doy na ma seede mais dañ loolu jarul ñu koy wax parce que lépp lu muy def li wajjillahi taala la koy defee muy jaamu yàlla ñun foofu la ñu wuteeg politiciens yi ñun avec politique li ñuy def dañ koy continuer sans politique li ñuy def dañ koy continuer kon bu Bassir demee élection perte yéen ay ñàkk ndax moom teewul day continuer activité di dema ambassadeur itinérant koo xamante ni si tey mun ngaa toog sa kër liggéey benn lijjanti benn 100 millions ci dootu jug je pense que ni ñun budget Thiès Est bëre maire Thiès Est bi am na ku ko wax léegi ñun suñu objectif du ay maire Est suñu objectif du ay maire ville suñu objectif du ay député suñu objectif mooy dooni le président de la république te kenn du kenn ku ñuy taxaw suñu kanam ku taxaw suñu kanam dañ lay tël parce que kii dañ ko yàgg a rêvé vraiment buñ ko amee kon nag wax dëgg fa neex yàlla waaw dégg ngeen waaw mais dama ko fàtte Pape dama ko fàtte oto yi ñuy jënd bi ci gën a ndaw 150 millions lay jar tey lañ ko daaj 150 millions bi ci gën a ndaw man budget maire Thiès Est 450 millions kon ñun balaa ñuy élection dinañ dépassé budget maire ville sax xoolal fi may tëjee sama kàddu wuyu leen ma gars yi dañ leen dem uti ji électeurs yi préparé carte d'identité yi ak électeurs yi xoolal wax ji neex na loolu bruit bi bëri na loolu mobilisation yomb na man mii su ma toogee sama kër jël sama téléphone xoolal mun naa dajale 20 000 personnes loolu amul sens ñëpp topp sa ginnaaw te ànduñu yow amul njëriñ dem leen ngeen jëli électeurs yi bu élection jotee président Bassir bu mu leen gën a gore bu mu leen gën a gore koo xam ne day wax ngeen ci ñeenti fan ñëw tuur leen ay millions kooku bu mu leen gën a gore boo xul leen nag ba mu rëcc leen loolu seen problème la ñun teewul dañuy ànd ak moom li ñuy defal dañu ko defal ñun moom man sama genre gi namatuñu dara parce que xool wuy leen ma bu ñu demee tey ba bugguma di wax sax dama koy wax bu ñu demee tey ba ba réew mi nga xamante ni si tey depuis tout ce temps ñoom ñoo toog Thiès te mënuñu dara defuñu bawuñu dindiwuñu muy réew mi Idrissa Seck dañoo bëgg mu dégage ñun dañoo sonn ci mburoog soow ma jógee fii ñu liggéey dëkk bi moom moo tee dëkk bi dem kon nag bu ñu gisee koo xamante ni si dafa bëgg a liggéey dëkk bi dañuy ànd ak moom ñu liggéey dama bëgg ngeen xam ne wuy ma dama bëgg ñu ànd waayandoo ko musuma wooyu mais dama tëggkat yi déglu leen ma Idi na dem Idi na dem Idi na dem Idi na dem merci wasalaam bu ma demee maa ngi jégalu ci kàddu yi bu baax a baax gudd na mais dama bëggoon leeral dañuy song Idrissa Seck bu ñu paree ci élection maire yi jublu nag ci Macky Sall mi nga xamante ni si ñu baalu te lu yàqu moom la di leen gërëm di leen sant di jaajëfal ñëpp di gërëm aussi madame Diop ñu ngi lay sant di la gërëm. Il est un frère, mais aujourd'hui il a laissé tout ce qui touche au sang pour être un militant engagé. Moustapha Gueye, le choisi du président El Bachir. waaw di leen wax ni moom bu paree la bonne nouvelle va s'en suivre inchallah di ñaan yéen ñëpp ngeen toog bu paree rek dañuy jox waa ji ñu fi indi ñun ñëpp macha allah ayca Moustapha. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Cité Lamy ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di ziyaara bu baax xam nga man sama nuyoo moom damay faral di ko commencé si sama kilifa gi si sama référence bi si sama idole bi muy le président docteur El Bachir Gueye président ñoo ngi lay nuyu bu baax say nuyoo man maa ngi koy jottale waa Cité Lamy gi yëpp di rafetlu aussi seen taxawaay ci waa Cité Lamy yi vraiment dama doon wax keroog ba ñuy monté cellule madame Diop damaa gis engagement si jigéenu Cité Lamy yi ma taxaw ma ni leen les femmes de Cité Lamy
sont très engagés tey dama koy waxaat damay réitérer wax jooju président les femmes de Cité Lamy na woon fa woon noonu la ñu indiwaat tey mooy seen engagement président El Bachir yàgg ngaa def su ma toogee fii di lim lu mu fi réalisé yëpp duñ fi jóge waaye lu mu fi mujjee def lu ni weng mu am ñaari fan donc Pape Sall jàllal ma ca waay. sànq dama doon wax at xaana ne ko parce que da doon wax ni bala ñuy yegg élection dinañ dépasser budget mairie Thiès Est ma ne ko transaction financière yëpp man maa ko def démb dépassé nañ budget mairie Thiès Est ci logistique bi nga xam ne oto dong la moom le président jënd démb oto yi rek dépassé na budget Thiès mairie Est am na yu ñëw am na yoo xam ne nag dañ koy denc ba campagne ñëw ñu tàmbali ci tàccu leen loolu dama bëggoon rek mu leer ñu xam ni le président yàgg naa def ndax lan borom fit la gaynde la du ragal te gis nga milieu bi ku ci nekk foofu nga ñeme El Bachir kuy ànd ak moom aussi foofu nga dëgër fit gis nga ñun fit gi dañu ko roof ba nu fees dell moo tax ñu ñemee lu taxaw fu ne di fa wax kon waa Cité Lamy yi ñoo ngi leen di wax encore une fois seen doom seen frère El Bachir moo ngi nii seeni tànk ñëw na taxaw fas yéene liggéey ak yéen jàppale leen ngeen liggéey parce que nag effectivement politique bi am na solo trop mais gis ngeen à chaque fois dafay insister ci programme bii nga xam ne moom la nekkee boobu ba léegi di projet bu dëgër bu wóor muy le social l'entrepreneuriat et le développement donc boobu ba léegi moo ngi nekk ak yéen fu jigéen nekk am fa soxla mu ñëw taxaw fajal leen seen soxla tey mu ñëw encore Cité Lamy yaakaar naa fi mu toll actuellement nii le président daanaka war na Thiès gi yëpp képp ku yëg ni El Bachir a ngi ñëw da nga jóg taxaw xam nga lu mu lay indil kon monsieur le président dañ lay encore remercier encore une fois vous l'avez toujours fait encore une fois dañ lay remercier waat encore une fois xam ni vraiment li nga def tey rëy na si ñun ndax sagal nga ñun amuñu ku dul yow tey jii soo defee ñun la ñuy wax tey jii soo defee rek ñun la ñuy wax et pourtant lépp yow macha allah yal na la yàlla bàyyi suñu kanam ba mu yàgg lool ndax sa nekkin fii yaakaar naa loolu suñu njariñ la njariñu waa Thiès gi yëpp la kon waa Thiès dama leen di ñaan encore une fois ngeen dimbali ma rek 15 secondes rek ngeen jóg tàccul ma le président El Bachir Gueye pour 15 waaw waaw aha billahi waay aha nii rek la mënoon a demee sama xol sedd ndax dafa yàgg def ñuy gis daf noo yàgg sagal kon lii su ngeen ko defee man ngeen ko defal tey jii ma leen ciy gërëm nag bu baax pour bañ a sori rek encore une fois di wax encore une fois le président El Bachir jërëjëf yow foo toll dan naan la jërëjëf ndax yàgg ngaa def ñu naan la jërëjëf defati nga ñu naan la jërëjëf di nga yàgg a def ñu naan la jërëjëf ndax Thiès aussi a besoin de vous Thiès a besoin de vous ñëpp a ngi lay laajte ñëpp a la soxla kon tey jii il faut nga taxaw ngir les jeunes de Thiès il faut nga taxaw ngir les femmes de Thiès et pour ne pas monopoliser la parole ma yamale ko fi encore une fois di leen wax ni yeneen échéance moo ngi ñëw si kanam te sa waay saa yuy ñëw day indi riir day yëkkati pënd bi ndax doole la yor kattan la yor macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. président 4 500 000 fa laa mën a yem mu ne ma retenez vos souffles
Levez-vous. J'ai dépassé 4 500 000 aujourd'hui. Face aux femmes engagées de Cité Lamy, je vais leur octroyer un financement d'une valeur estimée à 5 millions de francs CFA. Kooku le président El Bachir 5 millions ngeen am 5 millions 5 millions di leen wax ni eh 5 millions. Vous avez aujourd'hui 5 millions entre vos mains. Vous avez une avance de 5 millions entre vos mains. Président El Bachir, l'homme qui va prendre la parole. waaye nag Baye Assane. Waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant vraiment di nuyu suñu sœur yi fi nekk yëpp suñu yaay yi suñu mag yi suñu rakk yi ku ci nekk maa ngi lay fekk fi nga toog di la jox sa loxo di leen nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di nuyu ñu fi fekk ñëpp ci ay jeunes aussi kilifa yi ñu fi fekk ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ñëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ziar bu baax a baax vraiment aussi damay nuyu benn nuyu spécial les présidentes de cellules du mouvement Audit vraiment ñu nekk des femmes braves des femmes de développement ñoo xamante ne chaque fois su ma leen di gisee damay gën a fier ci li nga xamante ne mooy liggéey bu jafe bi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ci nekk commencé woon ko ak des conditions très difficiles je crois au départ bi ñu commencé les financements di joxe 1 million ñu bëri dañ ne woon loolu du mën a continuer boobu 1 million yi ñu ngi ko doon jox cellules yi nga xam ne 100 femmes lañ bootoon ensuite ñu dem ba mu jige ñuy joxe 1 million 500 1 million 250 ñi nga xam ne presque egg nañ 200 je crois tey jii mooy la première fois ñu ñëw ci benn cellule boo xam te ne G650 la de femmes ñu financé leen 5 millions. comme ni ma koy waxee chaque fois dama ni laa yumkin li ay mujtami an yazdahir bidun daamunin nashtin mukhlisin wa daimin. Aucune société ne peut prospérer sans une solidarité agissante, sincère et pérenne. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan. Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Loolu Yàlla wax. Ñun dañoo gëm ni dëkk bii pour ñu defar ko il faut que ñu solidaire. Solidarité bi nekkul sax question option wala choix mais c'est plutôt une urgence, un devoir, un impératif. Donc tey jii nag ñu jëm fi nga xamante ni muy des échéances politiques yoo xam ne fa leen jëm may wax chaque fois ne y a un paradigme ou bien boog des nouvelles donnes yi nga xamante ni ñooy annoncé à l'horizon mooy képp koo xamante ni désormais da ngay jël politique comme moyen d'ascension politique ci nga bëgg a jaar pour tekki dara damay wax ni tey suñu politiciens yi ñi nga xamante ni ñooy population sénégalaise bi ñoo leen gën a yeewu fuuf léegi ñëpp a yeewu réseaux sociaux yi tax na kenn nelawatul léegi képp koo xamante ne da nga bëgg a jël politique bi def ko ascension pour jaaree fa tabax kër wala pour jaaree fa am oto booy boo ko dem toog kenn du la woteel. beneen bi moo koy wax moom mooy élection yi ñu jëm nii les localités wax naa ko modèle la type d'élection la boo xamante ni ci lañu war a jaaree créer un déclic boo xamante ni tey Sénégal dafa toll foofu Afrique d'une manière générale dafa yàgg a nekk ci ginnaaw il est grand temps ñun africains yi jël suñu devenir entre nos mains xam ni dëkk bi dara du ko changer lu dul ñoo ko mën a changer inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie l'état point d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. loolu la Yàlla wax yamu ci lii nga xam te ne mooy le partage du gâteau nga xam te ne tey jii moom la ñuy gis ci dëkk bi maanaam ku falu ak say mbokk yooyu c'est des trucs yi nga xam ne dafa war a jeex ci dëkk bi yooyu tant que mi ngi am ci dëkk bi non seulement dëkk bi du avancer mais nekk ñu sax à l'abri de ëllëg si biir yàlla teg ñu ay dattu ndax wa iza arada Allahu bi qawmin su'an fala maradda lahu loolu la Yàlla wax lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple
mu ne falaa maradda lahu nul ne peut le repousser wa maa lahu min duunihi min waal et non en dehors de lui aucun protecteur. kenn du mën a mucc ba yàlla du leen mbugal bokk na nag ci li tax yàlla di mbugal ay xeet souvent mooy li nga xam ne moom la ni ñëpp bokk bu ñu koy séddale bu baaxul. Se demander si une société est juste revient à se demander comment s'y répartissent les choses auxquelles nous accordons de la valeur. muy revenu et patrimoine, du devoir et droit, du pouvoir ak opportunité, du position ak honneur. 8 choses yi moom la ñu bokk ñu war koo séddale teg ko ci yoon dégg nga donc ñu war koo répartir bu baax ku ci nekk li nga méngool ñu jox la ko ñu bàyyi di jox nit ñi li nga xam ne méngoowuluñ ko jël alalu réew mi di ko foowe loolu dafa war a jeex loolu nag pour mu jeex kenn du ko jeexal lu ñun ñoo ko mën a jeexal. waaw donc une société bien est une société qui répartit ses biens comme il convient. Il donne à chacun ce qui lui est dû. Donc l'affaire se complique quand on cherche à déterminer ce qui est dû et pourquoi. Foofu la problème bi te toll loolu nag moo war a nekk suñu essence politique li ñu war a séddale naka lañ ko war a séddalee ak kan moo war a am ak lan la war a am nga kooku loolu c'est une question bi nga xamante ni tant que résoudruñ ko Sénégal du dem donc nit ki lépp loo appartenance bu mënti am que ça soit appartenance politique ou religieuse dañoo war a am benn symbiose ci lan mooy ci li nga xam ne moom mooy alalu réew mi ñu teg ko ci yoon alalu réew mi ñu teg ko ci yoon koo mënti doon ñu war laa mën a saytu xam alalu réew mi fan nga koy dugal mooy wax chaque fois ne tey boo jëlee exemple si ñaari dëkk yoo xamante ni dëkk yu mag la ci monde bi muy Chine ak Nigéria c'est un pays regorgé de richesse dafa bëri richesse am pétrole am gaz am lépp Chine amul benn richesse naturelle tey Chine mooy 2e puissance mondiale Nigéria tey bokk na ci pays yi ñuy wax les pays les plus pauvres au monde seen différence du dara du corruption ak jël alal di ko gérer nu ñu ko war a gérer loolu rek ay différence bi Chine président Chine bu defee lu mu war a def leer na ko lu waa day dal ci kawam kenn mënu ci dara nekkal doomu président bi nekkal ku la neex boo defee lu jaarul ci yoon day dal sa kaw gis nga yooyu nag moom mooy les problématiques yi nga xamante ni tant que ñun fii suñu dëkk bii yooyu bàyyiwuñ ci xel tant que taxawuñ tembe ci loolu soppeeku dëkk bi du avancer du dem dañuy wiiri rek mais tout le temps même case point de départ la ñuy dellusiwaat donc nag mooy profiter encore di lancer un appel si femmes yi nga xamante ne tey jii ñoom lañu ñëw financer may wax ni chaque fois la croissance économique seule ne permet pas de réduire la pauvreté ou d'améliorer l'égalité ou de créer des emplois si il n'est pas durable et ne profite pas à tous donc croissance économique boobu nag sax bu ñu koy wax dëkk yu am doole wax waxuma laa dëkk boo xam te ni c'est un pays pauvre fortement endetté comme le Sénégal donc tey jii nag levier bii nga xam ne mooy mécanisme bii ñu commencé muy jigéen yi nga xam ne ñun on a un programme au sein de notre mouvement audit muy le développement communautaire nga xam ne ñu dañ koo gëm ni développement wu Sénégal ci communes yi lay tàmbalee ñu commencé ñu gëm ko di ci liggéey boobu ba léegi ñu tàmbalee ko par ces femmes là dañoo gëm ni développement communautaire boobu moom moo ñu ci mën a génne donc nag financement yi sens boobu lay jëm te ñëpp xam nañ comme ni koy waxee aussi la croissance inclusive ou bien le développement inclusif mënuñu ko réussir tant que lii amul c'est-à-dire ñu fexe créer penc mi nga xamante ni du am mag du am ndaw du am jigéen du am góor du am statut social du am origine wala séeréer tukulóor ñëpp ay bokk yam ñuy contribuer ci loolu nga xamante ni mooy opportunité yi comme nii di partager les bénéfices du développement di participer à la prise de décision ñëpp am seen kàddu di wax loolu tant que egguñu dajalewul ñeenti yëf yooyu la croissance inclusive bi nga xam ne moom la ñuy wut di ko chercher à travers notre programme bi nga xam ne mooy le développement communautaire duñ ko réussir donc nag mooy profito di lancer un appel femmes yi nañu gën a góorgóorlu nañu gën a taxaw suñu bopp kenn duñu taxaw ñun ñooy taxaw suñu bopp ñun loolu la ñu gëm dañ ne amul problème bi même suñu amul sax ay autorité étatique wala autorité municipale affaire bi nekkul foofu nan taxawu nit ñi ñu yee nit ñi ñu taxaw liggéey suñu bopp xam ne dëkk bi ñun ñoo ko mën a changer suñu bopp nañ fàtte nguur yi nañ fàtte politique nañ fàtte lépp mais nañu liggéey boobu moo ñu mën a yóbbu fi ñu bëgg a dem donc mooy profité di waxaat encore jigéen yi dama leen di renouveler encore toute ma confiance tey jii cellules yi nga xam ne ñoom lañ njëkkoon a financé ñoom xaalis bi leen ko joxee ba tey ñu ngi ciy liggéey bu baax di ci liggéey bu mucc ayib mooy profité di remettre
di encourager waat di féliciter président de cellule yooyu parce que damay wax chaque fois ñu dañoo am chance parce que président de cellule sax faf lu ci gën a bëri sax faf duñu ay politiciens c'est des femmes de développement mais quand même ba leen di inviter à ce que ñu ñëw jàpp aussi ci wàllu politique bi parce que tey jii li ñu def nii dafa am lu ko tax a jóg parce que xëy na ba léegi man maay financé sama poche mais damaa bëgg ëllëg si biir ñu teg ay pieds yu dëgër yoo xam te dañuy mën a pourquoi pas sax décrocher ay banque ay macrofinance yu mag yoo xam ne bu baax ñun ñooy ñëw indi ay millions yu gën a bëri pour jàppale femmes. donc mooy profité encore di wax ñun ñëpp nañu profité ñun ñëpp nañu jàpp waaw ñun ñëpp nañu jàpp bu ñu jàppee rek incha allah yàlla mën nañu defal ndam mooy profité comme ni ma koy waxee d'habitude di remercier waat jigéen yëpp di leen félicité di wax ne aussi nañu bàyyi njaboot gi xel am na solo di wax la plupart du temps su fekkente ni da nga bokk ci ñi nga xam te ni ñoom ñooy li ñuy wax les démunis ñi nga xam dañoo néew doole man nga xam souvent damay wax ne sax ñoom ce sont des oubliés du système mondial de production boo bokkee ci ñooñu da nga war a gën a wekk sa bopp da nga war a gën a weggu aussi wekk sa bopp weggu bi nag moom mooy sa njaboot nga yar leen nga il faut que ñu xam ne suñu doole suñu doom yi la nekk nañu gën a téye suñu xale yi yar leen ci kër gi inculquer leen ay valeurs ay principes nga xale yi bu ñu leen téyewee yar leen ci kër gi yàlla xam na ne ëllëg si biir lépp lu ñu bëgg ci Sénégal mën nañ ko am tey jii la dépravation des mœurs dafa egg ci dëkk bi foo xam ne kenn xamul lan la li ñu ciy génne nag moom mooy parents yi yeewu xam ne xale bi comme ni ñu koy waxee chaque fois dama koy souvent sax dinaa faral di wax waxu su ma ko déggee daf may métti ay njabootu léegi xanaar laak non yooyu amul sa doom la yaay kilifaam sa doom àdduna du nekk du yàgg ba moom doon sa kilifa yaay nekk kilifaam donc sa doom téye ko nga yar ko inculquer ko ay valeur parce que xale bi xamagul lu bari yow yaa ko war a mën a gunge tette ko bu mu egg ci yenn niveau yi ba demee nag ba egg ci yenn âge foofu sa jaan wàcc na tey bëri na ñoo xam te ni rate nañ seen jàng bi ñu koy rate parce que amuñu ku leen toppatoo boobu ñoom dañoo inconscient dañoo nekk ci âge boo xam ne âge d'inconscience la amuñu ku leen jàppale ba ñu dem ba commencé màgg xaw a ràññee bëgg a delluwaat fekk c'est trop tard loolu nag kenn mënu la ko defaral yow parent bi yow yaay am conscience boobu xam ne sama doom bi dama am lu ma war ci moom kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi loolu la ñu di wax yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku ci nekk naan laaj na nga sàmmoon sa njaboot donc loolu c'est très important bu ñu bëggee développement boobu ñuy wax day ko mu ngi jox waa Cité Lamy juróomi million yoo xamante ni dañ leen ko financé pour amal yëpp ñu liggéey juróomi million mii ni ñu jox madame Diop 5 millions moom la ñu joxe nii waaye audi ñoo ko jox madame Diop pour waa Cité Lamy képp ñu bëggoon waa Cité Lamy képp ngeen jóg ci moo da kan jàppale Khadim Diop jàppale madame Diop li président Bachir def lu rëy la du ndaw mi ngi nii doon comme Sall Moustapha Gueye Sadio Kanté Moussa ak Saliou kon ñii xam nga ne ak Cheikh Fall kon xam nga ne président Bachir li nga def fii lu rëy la li nga def nag yaa ko xam yaa ko yàgg a fay ku gaaree day toll nii bu ci sampaate budget maire est nag 450 millions dem nga génne yoo xamante ne valeur 500 millions kon gàcce ngaraama kay yow ku ne xam na la Ousmane Amady Gueye mooy sa baay Ndeye Naam mooy sa yaay Alaaji Naam mooy sa maam yaay Macky Tafa Gueye Moussa Sow rek te duma rek Pape Sall kontaan nañ ci yéen de yaakaar xaana jàpp leen te bu leen bàyyi li ngeen nekk bu leen dara jëlee kon nag président Bachir te kanam rek ngeen jëm. wax nga dëgg jëlaa ko mu mas lay jade wax nga dëgg waaye ku sa bàyyi mu doon bàyyi ba doom doya ko ma si doom ndeyam de ca dëgër bu koy nampal da koy xool doom ndeyam de ca dëgër bu koy nampal da koy xool doom ndeyam doom du baax ndeyam ey doom ndeyam doom du baax ndeyam Khadim Diop di lay bëgg a wayal doom ndeyam